الحمد لله ذي تيسير الله نظم دراري له يالله يالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وعلى كل على دربهم سار. الأمسية الميمونة، الوجوه النيرات، السادة السيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فقد عنى الإسلام بالأسرة عناية كبرى، لأنها أساس المجتمع ومزرعة الأخلاق والعادات والتقاليد التي يشب عليها النشأ منذ العهد على مدى الحياة، ويتأثر بأصول التربية الأولى. ولكن الأساس الذي يقوم عليه بناء تكوين الشخصية إنما يبدأ بالأسرة، ولذلك كان للأسرة أهميتها الفائقة في المجتمع. ومنذ سطعت شمس الإسلام على دنيا الحياة وجهت التعاليم الإسلامية الأسرة إلى ما فيه سعادتها دنيا وأخرى. خوفا من الإطالة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yu tedd yi, place bu taaru bi ñi ngi yëkkati nuyoo di ko bokk ak ñépp, di sant yàlla bu baax ci teew gi ñu teew fii ak liggéey bu am solo bi nga xam ni suñu kilifa di ko xam ni lépp loo xam ni jàpp na ni luy jariñ ndaw la, luy jariñ société la, luy jariñ njaboot la, tere na ko nelaw lu dul da ko réaliser, mu di as-Sayyid Muhammadul Mustafa Sy ayyadahullah wa nasra. ko ñaanal gudd fan ak wér. di faral di wax lu bari ne bu yàlla bariloon ak kemam ci réew mi ci wàllu xalaat ak wàllu yëngatu, njaboot yu bari danañu sagu te dina jural njariñ umma islaamiya bi yépp. mbokk yi, pour bañ a guddal, thème bi jàpp naa ni ñi fi toog ñépp xam nañ ko, ndax ku xam njaboot gi fi toog xam ni njaboot gu organisé wu la, waaye njaboot gu xam fu ñu teg seen tànk ndax seen kilifa. may faral di wax ni Sénégal da ngay gis kuy dem conférence ba mu jëm xamul thème ba, xamul ko koy traité. waaw yow solo nga rek di dem, te nit bu jógee di dem fenn war na xam lu ko yëkkati lan la, ndax jar na ko wala jaru ko, même bu ko jaree sax est-ce que jaral na la ko. waaw waaye yaakaar naa ñi fi toog ñëpp ba ñuy génn seen kër di ñëw, lu njëkk ñuy ñëw wax nañ leen ne leen thème bi nàngam la, diwa koy traité ba mu doy leen. loolu sant yàlla la. thème bi mooy phénomène la boo xamante ni moo jaaxal léegi société àdduna yépp nag, bu africain bi, bu tubaab bi, bu naar bi, bu jullit bi, bu dul jullit bi. mooy famille yi léegi ni ñu tasaarooye.
la leen daan canaliser ba tax ñi ni lii mooy famille dafa manqué ci lu bari. léegi nag kon jàpp naa ne bokk na ci thème yi ëppal solo àdduna léegi incha allah rabbi famille bu tasaaroo jaxasoo lu koy waral ak lan mooy solution bi ci alquran. ni may traité thème bi nag ci ñeenti point yi rek laa koy teg. point bu njëkk bi dinaa leen wax lan mooy famille, définition famille mooy lan, ak famille tamit ban importance la am ci société. ñaareelu point bi dinañ leen wax lan mooy tasaaroo famille. bu nee famille bi tasaaroo na lan mooy tasaaroo gi, ndax mooy tàqale ko kenn dem toog wala dañoo nekk te amul lu leen boole. dinañ wax tamit yan facteur, yan sabab mooy tax famille tasaaroo. suñu paree nag muy dernier point bi lan moo ci solution. premier point bi lan mooy famille. famille bu ñu ko waxee bëri nay définition, waaye ñun bi nga xam ne moom lañ ci soxla mooy bi nga xamante ni fa la ñu yàlla tënk mu di sharia islamiya. société yu bëri boo fa demee ñoom li ñu jàppe famille mooy papa yaay doom, jeex na. am na ñoo xam sax papa ak yaay rek la, doom du ci bokk. loolu nag du définition bi nga xamante ni moom la ñu gën a soxla te lislaam jàngal ñu ko. kon tey bu ñu doon wax lan mooy définition famille, mooy papa ak yaay yu war a fondé lu jóge ci ñoom muy njaboot. njaboot googu génne foofu dugg ci société bi doon liñ koy doyee. kon tey définition famille mooy lépp loo xamante ni daf leen a lënkale ci wàllu deret, famille lañ koy tudde. papa yaay doom sët goro tànta bàjjan, cellule famille bi yëpp, li aju ci famille bi yëpp dafay daal di bokk. moo tax boo xoolee ci alquranul karim da ngay gis ni da ngay dem ci alquran mu tudde baatu balat. balat ab dëkk mu ni balat. yenn saa yi mu tudde ko xarya, yenn saa yi mu tudde ko madina. lan mooy différence bi? gis nga différence su balat ak xarya ak madina du ci population bi, du ci nombre population bi, déedéet. population mën na nekk 100 personnes di madina, population nekk 1 million di xarya. léegi alquran bu nee balat, laa uqsimu bi hadal balat, baatu balat al balat bu ko alquran waxee mooy ñi dëkk fa ñu dëkke dafa am cellule familiale bu leen boole, am na lu leen lënkale, ñoom ñëpp ñoo bokk benn maam. mi ngi mel tey boo demoon dëkk boo xam ne naan kër gay wala kër aale, maanaam benn maam aale ko sasoon, wala kër sàmba wala kër masaar, benn waaye tudd masaar wala sàmba wala aale sos ko, am fa papa ak doom, ña fa juddoo ñëpp boo leen toppee ñoom ñëpp ñi ngi yem ci aale. loolu mooy baatu balad. waaw kon balad bu ñu ko waxee rek mooy famille boo xam ne deret moo leen lënkale. moom la alquran dafa al baladu tayyib yaxruju nabaatu. bu nee xarya, xarya nammuñu ci village, du dëkk bu ndaw, déedéet. xarya mooy dëkk boo xam ni deret lënkalewu leen, waaye ñoom ñëpp dëppandoo nañ ci benn pas-pas, moo xam pas-pas bu baax la wala bu bon la. comme tey nga dem ci ab dëkk bi yëpp dëppandoo ci nekk duñ teral gan, loolu xarya la leen di tudd. bu dee am na ci dëkk bi yenn ñu bokk la ñoom gëm-gëm rek, madina lay tudd. moo tax bu nee madina, chrétien juif pël séeréer njaago nanga mooy madina. mais bu nee xarya nag mooy ñoom ñëpp ñu dëppandoo ci benn gisin. fi nga koy xamee moo dem boo demee ci alquran ci sóoratu Kahf lan la alquran wax? hatta ida ataya ahla qaryatin wa amal jidaaru fa kaana li gulaamani yatimani fil madinati. déglu sew boobu, qarya ak madina. Muusa ak Xadir 9h30 lañ dugg ci dëkk bi, qarya bi ñu dugg fa 9h30, 5h ci ngoon mu tudd madina. hatta ida ataya ahla qaryatin 9h30 lañ dugg ci dëkk bi muy qarya. ñi jaar fa ñuy jaar, ray ki muy ray, yëkkati li muy yëkkati ba ci ngoon gi jot
mu di ko expliquer ci même journée bi mu ni ko fil madinati lu tax waxu ko fil qarya c'est-à-dire waa dëkk boobu qarya lañu woon ndax ñoom ñëpp dañoo mànkoo ci bañ a teral gan bi fa Muusa ak Xadir duggee nag wuuteeg ñoom gëm-gëm mu tudd Medina. Makka lu ñuy wax Ummul Qura parce que Makka yëpp dañoo dëppoo signé ne duñ gëm yonent bi. Medina pourtant Medina village la ci Makka Makka mooy Ummul Qura mooy ville bi population Makka mu ëpp doole fu population Medine mais lan moo tax Medine ñu tudde ko Medina Makka ñu tudde ko Qarya parce que Makka dañoo dëppoo ñoom ñëpp ci bañ a gëm yonent bi. ba noppi baatu balat tudde wuñ ko Medina Makka lañ ko tudde parce que Makka ña fa nekk ñëpp ñoo bokk Quraysh gi ñëpp benn maam lañ léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu duggee Medine léegi Medine am na chrétien am na juif am na l'islam mu nekk Medina gëm-gëm yu wuute li tax ma lay waxal loolu kon dama laa bëgg a indil définition lan mooy famille c'est-à-dire famille ci la balad di jóge ci la qarya di jóge ci la Medina di jóge léegi importance bi nga xamante ni famille am na ko ci société mooy bu ma la doon jox misaal importance su famille ci société mi ngi mel ni garab boo ko jëlee importance su ren yi ci suuf xaw ma nu ko tubaab di waxee nag racines yi wax kay waaw racines yi importance bi mu am ci garab gi pour garab gi màgg di génne meññeent mu ñu soxla xob yi naat léegi racines yi noonu mu amee solo ci garab gi noonu la famille amee ci société tey bu dee garab gu ngand la nga xam ne mënoo koo daaneel boo ko bëggee rey da ngay ñëw ci racines yi di dagg benn di gor par benn ren yi di gor par benn gor googu nga koy goy day def effet ca kaw doom ba dootul ñorati xob bi da ngay gis mu commencé jaune datt bi commencé di ñuul da ngay jékki-jékki garab bi day jékki-jékki na mëpp daanu kon tey société bu demee bay yàqu ci racine bi lay commencé garab tamit soo bëggee mu meññ baax booy roose mas ngaa gis kuy jël raakolam di ko roose di roose kaw xob yi looy roose ok kon famille bi su baaxee normal garab gi dina am ay xob ku bëgg a keru bu dee garab gi ñor dina ñor kon bu ma la doon tënkal importance su famille ci société mooy ren ci garab boo rayee ren ba rey nga garab ga boo rayee famille bi société bi dee na bu famille bi baaxee société bi baax na d'accord nga wala d'accord leen bu ngeen d'accord leen ma arriéraat wala baax na waaw léegi ñu ñëw si ñaareelu point bi kon xam nañ lan mooy famille xam nañ ban importance la am léegi loolu ñu xam importance bi am ci société mais kon xam nañ ni ren yi racine bi solo gi am solo ci garab bi est-ce que kon waruñoo xool lan mooy dagg ren yi ak ren yooyu buñ ko daggee ban effet lay def ci garab gi kon lan mooy société bu tas bu yàqu société bu yàqu bu nee société bi ka tas na tasaaroo na léegi tasaaroo day nekk ñaar dafa am tasaaroo boo xamante ni dafay abstrait am tasaaroo boo xam ni dafay concret tasaaroo ci famille bu ñu ko waxee rek mooy famille bi kat objectif bi ñu war a atteindre mënuñu ko atteindre par exemple tey ñu ne société Sénégal kat soxla nañ ay militaires yu dëgër soxla nañ ay professeurs yu mën a jàng soxla nañ ay ingénieurs léegi ingénieurs yi professeurs yi armée bi ay président ay jàngalekat yooyu ñu soxla bu famille yi tasaarooyee duñ ko mën a am parce que bu dee dañoo bëgg élève boo xam day nangoo jàng élève bi juddoo ci famille bu tasaaroo du am concentration kon bu nee tasaaroo mooy ñaar famille bi mën nañuy dund te fekk tasaaroo nañ parce que courant bi leen wala lënkale nekkatu fa mën nañoo tasaaroo physiquement kee dem gauche kee dem droite dootuñu wootante téléphone dootuñu demalante kër dootuñu demalante xew kon tasaaroo baatu tasaaroo mooy ñaar yi ma la wax léegi tasaaroo googu impact bi muy def ci société bi ku ne xam na ko bu ñu xamee ni famille mooy renu société kon ren tey
su daggee tasaaroo su tasaarooyee dafay def benn impact ci garab gi pour mu yàqu kon société bi bu famille bi tasaarooyee ci société bi nga koy yëgee du gaaw nag ca kanam nga koy yëgi waaw ndax renu garab bi boo ko xasee ba dagg garab gi du deewagoon léegi mën na tenir fii ak at ñaari at waaw moo tax di nga gis société moo tax man société bi ñu toll nii ñi may gis nii tey 20 ans ci kanam lan lay doon parce que ren yi téye société bi mi ngi dagg par benn léegi tasaaroo bu amee impact bi muy def ci société bi boo ñëwee ci ñaari way jencante li muy def ci ñoom bokk na ci mooy seenu nekk dootul neexati maanaam courant bi alimenté diggante bi dootul neexati moo tax di nga gis ñaari jëkkër ak jabar yoo xam te ni ñi ngi sëy te fekk ne tas nañ bu yàgg waaw ndax liy waral sëy nekkatu fa ma jox la ci exemple ci alquran xam nga boo ñëwee ci alquran dina tudde soxna imraa dana ko tudde zawju comme ñu ni zawju Ousmane Ndiaye ak imraatu Ousmane Ndiaye ñoom ñaar ñëpp ay jabar lañ mais baatu zawju bu ñu ko waxee ci alquran mooy ñaar ñiy sëy courant bi tax sëy bi am déggoo gi ma nga fa mais bu ne imraa mooy ñoom ñaar ñi ngi sëy mais duñ tuddante duñ waxtaan déggoowuñu jabar ji xamalu ko dara jëkkër ji xamalu ko dara xuloo xeex imraa la noo koy gisee ci alquran nuux alayhi salaam ak soxnaam bokku ñaa idéologie kii jullit la kii du yonent yéefar la kii du yonent firawna ak soxnaam ñi ngi sëy ñoom ñaar mais lii waral sëy courant bi amul parce que déggoowuñu loolu fan la lan la wax alquran wax wamraata firawna wamraata luutin imraata firawna imraata luut mais bi mu ñëwee ba si yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu wax qul li azwaajika qul li azwaajika wa azwaajuhu kon baatu zawju kon ndeke nit dina yor jabar fekk yorul jabar imra la yor jabar joo xam saa yu su ngeen xëy maanaam 24 heures bi li ngeen si juboo yëpp mooy boo ko soxlaa may ma naan booy naan ba pare xeex ba tàkkati na li nga koy doy mooy may ma añ boo suuree xeex ba kàmbali na xam nga tamit loolu dafay daal di doy waar su boobaa dafay def effet ci liir bi xale bi waaw ndax xam nga xale bu juddoo dafay nekk cassette vierge bu amul dara mais dafay sophistiqué trop ba noppi gaaw a enregistré ba noppi di ko capté léegi nag xale bi nga xam dafa judd ci société boo xamante ni dislocation la ci cellule bi xale bi judd si gis papa ji yenn saa yi mu tàng lool ci yaay ji ba dóor ko wala mu gis yaay ji di bundu xatal papa ji da psychologiquement da koy travailler ma nett leen si benn anecdote dafa am kenn ku ma sa ñëw si man ne ma sëñ bi dama bëgg nga ñaanal ma ubbeeku ndax lu ma dugg rek mu tëju ma ne ko am insha allah rabbi naa la defal ñaan yàlla ubbi la lépp mu jékki-jékki ba yàgg déglu bu baax de ne ma balaa nga may ñaanal dafa am benn question bu ma lay poser ma ne ko mu ni ma li ngeen wax ne yaay nu mu séyee ak papaam yaay bu dee séy ak sa papa di séy ak borom këram te joxu ko cër di ko bund xatal doom yi duñ mën a tekki loolu dëgg la wala dëgg ma ne ko waa loolu gaa dëgg la mu ni ma désolé kon jëru nga may ñaanal ma ne ko mu ni ma dama daan gis nii sama papa dafa nekkoon nit ku tuuti sama yaay da ko daan dóor ba mi onk waaw mooy li Serigne Cheikh doon nett ne waa ji soxna si du ko dóor maa yaa ngi dóor alquran mu ne ko ne alquran fayu xam nga kooku psychologiquement moom échec na ba pare parce que comme jàpp na ni yaay ji mi ngi maltraité papaam te moo ko jur te lu mu dugg mu yàqu gis nga fi ne nii boo ko diggoon rendi war ko jox 100 francs boo ñëwee fekku la fa day jàpp ne dóoru yaayam ne la dootul bu ko defee ne day mujj ni muy mujj def nag mooy day daal di croché ay loxoom bu dee ko baax la bu dee ko bon nag day daal di nekk agresseur wala commencé naan sàngara nekk drogueur parce que loolu da koy travailler psychologiquement kon dislocation effet boobu lay def ci xale bi li muy def ci société bi ñun ñëpp xam nañ ko day tax société bi dootul dox pour bañ a guddal léegi ñu ñëw ci facteurs yi li nga xam moo koy waral léegi yi nga xamante ni moo koy waral
mooy tax famille tasaaroo jaxasoo. ñetti xeet la, ñetti façon yi la, ñetti façon yi mooy tax famille jaxasoo. Première façon bi mooy côté financièrement. ñaareel bi côté jikko, crise des valeurs da koy waral. ñetteel bi wàllu santé, wér-gi-yaram. ñetti façon yi foo fekk famille bu tasaaroo bu jaxasoo ñett yi génn ko. famille mën na dem ba tàqalikoo te fekk na côté financement la, ndax da ngay sëy ak soxna wala muy nekk yow xëy di ñàkk dépense, ñàkk gi budul soxna su mën a muñ wala góor gu dëgër tuuti nekk ba dootul neexati. waaw moo tax da ngay gis sax yenn saa nit dina takk soxna dema dem ba yàgg, yàlla moo yor wërsëg, dema dem ba yàgg gis ni wërsëgam wàññeeku na, affaire bi doxatul noonu, soxna si la koy jiiñ danaan jiguma. waaw listixaaroon naa ko ñu ni ma déedéet, bu ko defee mu commencé di ko bund xatal. kon moom jikko bàyyiwu ko ci soxna si, yàlla bàyyiwu ko ci, mais côté koom-koom bi lay xool. yenn saa yi di nga am soxna xëy dépense bi di ñàkk, jékki-jékki ba yàgg soxna si seetu xool boppam ne waaye man war naa mën a am si borom 4x4 yi de. kii di tëdd nelu tekkiwul dara, daal di commencé génn ay façon, parce que jàpp na ni war na mën a am ku ko yor. loolu dina ko waral. bi si des it mooy ñàkk liggéey. waaw ñàkk liggéey, ndax jigéen ci ni ko yàlla binde toujours day bëgg dara moo nappi bañ contraire bi. maanaam déglu bu baax de déglu bu baax la wala jigéen day bëgg dara bañ contraire bi. c'est-à-dire jigéen tey bu sañoon saa yu xëyee suba ba ngoon day nekk ak jëkkëram, xam nga loolu mooy li mu bëgg. mais contraire bi mooy góor gu amul xëy xëyul gontul tekkiwul dara da koo bañ. moo tax benn mère day faral di wax nee na jigéen dalay tardeel ba pare te bëggul ko tardé. c'est-à-dire tey nit ki bu nekkee ak boroom këram muy xëy suba ba ngoon gis ko muy toog rek génnul kër-këriwul deful dara, day mujj soof ko, te pourtant loolu la bëgg. kon ñàkk liggéey bi bokk na ci facteurs yi nga xamante ni moo tàqale famille. wala nga gis ku am ay doom ñu jàng ba pare toog jékki-jékki rek yàlla def sutura kenn am ci liggéey, gis nga kooku am liggéey tekki si tas na famille bi. yàlla bu muy caat nag, wala non seulement di jigéen teg si, mooy taawu kër gi góor, bala ñoo takk kenn day ñëw ba pare ndax moo fi am dara. su boobaa ni muy tase famille bi mooy ku góor ki day gis boppam ci moom, ki ñàkkit day commencé gis boppam ci moom. bu ko defee ñu xam ne kon kii li tax ñu favoriser ko koom-koom la, am la. kon bokk na ci li gën a tas famille mooy loolu. ñi ñëw ci bi nga xamante ni moom du wàllu financement mooy wàllu jikko. waaw léegi crise des valeurs léegi dafa am, xam nañ ko ñun ñëpp, problème léegi dañu am problème jikko. léegi problème jikko bokk na ci liy tas famille. problème jikko yi bokk na ci, xam naa su ma ko tuddee moom ñu bari dinañu reetaan, mooy jabar yu bari. famille yu bari tasaaroo na fekk jabar yu baree war. bu ma nee jabar yu bari nag c'est-à-dire mooy ñeenti jabar dagan na ci ki ko organiser pour fonder famille, mais pas ki nga xam ne da koy def pour bànnee xam. bu dee koo xam te ne yow da nga takk benn soxna nga dem ba taay nga takk ñaareel daal di jéng jëm côté ñaareel bi dem, su boobaa tas nga sa famille, ndax yaay ji li koy metti pap doom yi commencé di xëy di ko gis ni jéng nga côté boobu, famille boobu dafa daal di tas, gis seen doomu baay ak ku leen rey leen yemale. wala koo xam yàlla daf koo natt daanaka heure bu dalee si kaañ takk jabar, bu kaañ ba jeexee mu takkali koog moom. am ñoo xam ne heure bu ñu gañee kaañ rek takk nañ soxna, di takk di bàyyi, takk fële seen njaboot daal di tasaaroo, dootu leen mën a canaliser te loolu dafay daal di kii. sens bi mag ñi amoon mooy mag ñi bu naan takk ba ñeenti soxna ci même kër gi lay doon, bu ko defee ñeenti ñi di xëy di ko gis. boo gisee sunu mag ñi daan wujje du metti, jigéen dafa dañ kumpa, mais bu dee leer si boppam rek amul problème.
léegi nag boo jëlee ñeenti jigéen bàyyi leen ci kër gi nekkandoog ñoom ñeenti ñëpp di xam fi ngay fanaan ak yenn doo am problème mais bis bu ñu séparé woo xamul looy wax ak kee xamul looy def ak kee moo indi problème bi waaw loolu dal na kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam demoon na ba naroon am dislocation ci ay soxnaam lu ko waraloon mooy bu xëyee di dugg kër néeg kenn mais néeg bi muy dugg Xafsa bu fa duggee yàgg fa yàgg googu mu fay yàgg nag mu indil problème ñeneen ñi ba ñu keryeel ko ba dislocation war faa am ba alxuraan ñëw indi solution waaw mais kumpaak lu mu fiy def léegi nag imaginer te ñoom kat ñoo jàkkaarloo ay néeg kon na imaginer kii bu nekkee Tamba kii nekk Guédiawaye kii nekk Liberté 6 yaa ngi xalaat ndax kee dépense lu mu koy jox ak yooyu bokk na ci itamit mooy léegi problème bi nga xamante ni moom ci Sénégal léegi war nañ ko xoolaat bu baax muy divorce yi tas gi waaw léegi tas gi moom moo gën a yomb léegi jënd mburu fukki dërëm waaw léegi moom léegi sax sëy yi balaa certificat mariage bee génn certificat divorce bi mooy génn ba pare ci Sénégal léegi boo jëlee 100 sëy 99 sëy balaa ñuy signé certificat de mariage bi certificat de divorce bi la ñuy signé ba pare naka lañ koy signé c'est-à-dire man kat damaa nekk jigéen affaire bi dëgër ci man ma ni xaaral ma sëy ak Ousmane Ndiaye moom mi ngi Europe am nay possibilité dina ma mën a lijjanti sama kayit teg ma ci yoonu tekki loolu kay avant ngay sëy ak Ousmane Ndiaye signé nga sa certificat de divorce ba pare certificat de divorce bi mooy lan mooy bu la takkee ba yóbbu la Europe seeyee waaw léegi nag tas gi benn année dinañ si am 13000 divorce léegi 13000 divorce mooy 26000 familles yu tas mais imaginez chaque année ñu am 26000 familles yu tas ci population boo xam te ni 14 millions lañ chaque année ñu am 26000 famille bu tas loolu boo ko defee 10 ans li ma leen doon wax sànq mooy garab gi ren yi bu dee ren yi matul 100 ren bis bu nekk nga dagg benn ren yow 100 jours moo la dese ren yi jeex loolu mooy yi nga xamante ni wàllu jikko la dina asi bëri na léegi waaw da nga gis famille boo xamante ni ñoom ñi ngi nekk mais nekk gi nekkuk nii rek la tey man maa Ousmane Ndiaye dinaa nekk ci salle bi ak sama doom ak sama soxna ñu toog ci salle bi léegi képp ku dugg di nga gis Ousmane Ndiaye gis sama doom gis sama soxna waaye ci biir salle bi man Ousmane Ndiaye maa ngi France sama doom mi ngi Guinée sama soxna ma nga Liberté 6 c'est-à-dire man Ousmane Ndiaye mi toog ci salle bi maa ngi France di waxtaan ak samay copain tubaab man maa ngi France man sama doom moom mi ngi Guinée di wax ak ay copinam moom mi ngi biir Guinée moom boo mi léppam Guinée lay waxtaanal sama soxna ma nga Liberté 6 di lijjanti ay natt léegi boo duggee ci biir salle bi da ngay yaakaar ne famille baa ngi fekk famille bi kii ngi France kii ngi Guinée kii ngi Liberté 6 te loolu moo am léegi day gis ko xam day nekk ak doomam waaye doom ji li muy génn li muy dem bitim réew ëpp li muy nekk ak moom loolu tamit lu am solo la léegi ñu ñëw ci ñetteel bi nga xam ni mooy facteur bi mooy wàllu wér-gu-yaram tamit bokk na ci li tas famille wàllu santé ndax bu ñu xoolee léegi jamono ni mu bindoo nit ñi wératuñ léegi ñàkk wér googu nag day joué ci famille bu tas da ngay gis ko xam day man xëy ba yàgg ndog jàpp ko mu def accident xëy na tànkam doxatul wala loxoom doxatul wala bëtam nangam wala daraam tax na famille bi tasaaroo bu dee soxna si mu daal di tàppaas ñaan baat dem bu dee doom ji nga xam danaan xëy di ko nuyu da koy romb di dem bi si des it bokk na ci te lii nag problème mu Sénégal la muy nit ki amul kattan ba mën a satisfaire soxnaam ku góor ki ku ne xam na ni suñu lekk yi léegi daanaka posen la saf-safal yi ni def nii te loolu bokk na ci li koy gën a indi mooy jonge jigéen ñi seen jonge yu xaay yooyu waaw togg gi dañuy def diw gi ba mu niin def si ay saf-safal xorom si yépp jox la ko guddi soo paree ñi teg njarum soow di wan ni ñoom dañoo jonge di say fekk yow yaa ngi rey sa jëkkër waaw su demee nag ba nga xamante ni mënatul dara nag problème commencé di am yooyu dina koy indi bokk na si tamit yi koy indi mooy li ñuy wax buruda jinsiya mooy
jigéen goo xam ne xëy na ni ko yàlla binde sawarul lool ci sëy dafa bàyyeeku, su boobaa borom kër gi moom day jàpp ni kii mënu ko satisfaire, day daal di kalangaatu si biti wala di jiima xool la neen. loolu bokk na si lii indi loola. waaw bokk na seet ñàkk am doom. da nga gis ñoo xam dañuy sëy bi neex lool, ñu dem 2 ans 3 ans famille bi yëpp nekk ci jàmm, gore yi ñëpp nekk ci jàmm, ñu dem a dem ba yàgg sëy bi commencé di rëngi-rëngi, ñi am problème. ndax lan? lu tax juróo fi. su ko defee nag su boobaa boo rombee sa goro mu di la gaaral, kañ laay am turandoo, jigéen ñi goro yu jigéen ñi kañ laay am turandoo. bu dee njëkke bi moom mi ngi xalaat moom yebbi gi ñu ko war a yebbil chaque jour sax mi ngi woote, boo ne ko soxna si biiram day metti mu kontaan. dégg boo ne koo tanee na mu désolé wu. waaw bu ko defee te pourtant sëy doom taxu koo jóg. waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ay soxnaam yu baree bari, kenn rek la si amal doom wala ñaar, ñu si des ñëpp te terewul famille ba dafa taxaw suudewu. bokk na si tamit li koy tas ci facteurs yi, te mooy dernier facteur bi may joxe, te loolu tamit bari na léegi ci jamono, mooy sàngara si ak dorog bi. léegi dafa bari trop bu noppi yomb lool. sàngara bi bari na, dorog bi bari na. léegi sàngara ak dorog bi li tax mu nekk facteur ci tas famille, xoolal ñaar la. gis nga kii naan sàngara di ko doog a commencé takk soxna, problème bi mu am mooy boo dee naan sàngara di ko doog a commencé boo doon am vitesse 100 da lay def 200. su boobaa yow da ngay jàpp ni guerrier la ak ngóora la, fekk na da ngaa anticiper sa dund. waaw da ngaa anticiper sa dund. bu ko defee boo waroon a man 100 nga man 200 nga ne xaaral man naan pour loolu. su boobaa nag soo anticiper sa dund, soo waroon a man 10 ans léegi ci 5 ans ngay man. 5 ans yi bu jotee nag jeex na. su boobaa nag problème dafa daal di commencer am, ndax soxna si day gis ne na nga tàmbalee woon ñëwatee noonu. benn gis ñaareel bet mooy sàngara bi ak dorog bi day tax nit ki di lucide, parce que ku mën a jàkkaarloo jigéen saaga ko wala nga xas ko wala nga dóor ko, kooku normaloo. moo tax bari na couple yoo xamante ni nit ki jigéen gi mi ngi am lu ko metti lool, te fekk na nit ki dafa li muy jëfandikoo la, day tux, day naan, day jëfandikoo yenn xeetu dorog yi. su boobaa nag famille boobu pour mu mën a normal day daal di jafe. ñu ñëw ci dernier point bi mooy solution yi incha allah rabbi. léegi solution yi dina am avant ngay jël soxna. première solution bi nga xamante ni moom lañu alquran tegal moo di ne ñaar ñi war a fonder famille nañu ko tànn. waaw yow ku góor da nga war a tànn soxna bi la war a taxawal sa famille bi nga war a àndal fonder famille, da nga war a tànn jigéen boobu. parce que am na jigéen ñoo xamante ni ngeen baal ma ci waxin bi valable nañ ci gel mais valable nañ ci jabar. waaw ñu bëri nag léegi takk ñu seen jabar, seen gel lañ takk. waaw am na ñoo xam ne am na góor yoo xam ne valable nañ ci far mais valable luñ ci jëkkër, parce que am na góor goo xam ne boo dee farantoog moom loo bëgg mu defal la, foo dagg mu kii, mais bis bu la takkee pare na ci yow, kooku far la mais du jëkkër. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu ne booy tànn jigéen pour famille, pour fonder famille, na nga tànn fasfar bi daati diin. mu ni ko jigéen ki yow booy tànn na nga tànn man tardawna diinahu wa xuluqahu. léegi xoolal ñaari xaddis yooyu, ci jigéen benn point la joxe muy diine, mais ci góor mu joxe diine ak jikko. luy loolu? c'est-à-dire góor gi bu amee diine war na mën a am jikko boo xamante ni moo mën a compléter bi manqué ci ku jigéen ki. léegi jigéen gi ne su amee diine jikko yu ko manqué borom diine jënd dina ko mën a compléter, mais jigéen jikko yu ko manqué bu si yokkee ñàkk diine kenn mënatu ko compléter. waaw ni ma lay joxe exemple mooy tey boo doon jàng université am na yenn fac yoo xam boo ko dee def dafa am matière yoo xamante ni principal la foofu. léegi matière yooyu soo si admee lu bari mën na laa wàññil yi nga xamante ni du principal foofu. waaw kon jigéen bu amee diine mooy matière principale yi am na si lu élevé,
yeneen yi bu si daanoo nag yow mi am jikko di ko góor ki yaa ñëw remplir yooya. ñaareel bi mooy bokk na ci solution yi kon dellu ci alquran mu wax ñu booy tànn soxna ak booy tànn jëkkër naka ngay def ndax alquran dafa ne wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka bis booy tànn sa famille di fonder sa famille jël alquran teg fële nee na famille bi moom dankan du ngeen jóg ci xula xeex te tasaaroo lay mujje. bokk na seet mooy ci solution alquran mooy ñaar yi nga xamante ni mooy alimenter courant wu famille nekk fa muy almahabba wal mawadda mbëggeel gu ànd ak cofeel ak mbëggeel gu ànd ak sentiment affection. waaw maanaam baatu mawadda mooy affection ngeen baal ma mooy nobel. rahma mooy firi yërmande. waaw moo tax Seydina Ali dafa am ku ñëw ne ko dama am doom yu jigéen yu rafet macha allah ma bëgg leen maye nag balaa ñu yàqu koo may conseiller pour ma may la ko. déglu li ko Seydina Ali wax dana ko seetal ku ragal yàlla ndax su ko bëggee dina ko teral su ko bëggul dina ko yërëm. wax boobu kon ndeke nit ki bu ragalul yàlla même bu la bëggee du la yërëm. bokk na ci itamit ci solution yi mooy maandu al adlu. famille bu ñu bëggee du tas il faut maandu am fa ci diggante soxna si diggante ak say doom moo tax yonent bi sax alquran wax ñu ne su ngeen mënta maandu sax ci takk ay jabar yu bari yam leen ci benn. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn saxaaba ñëw ne ko dama am sama doom ma bëgg koo may par exemple ma bëgg koo may 1 million mu ne ko ana sa yeneen doom yi mu ne ko ñanga fa mu ne ko ndax may nga leen ko ne 1 million mu ne ko déedéet mu ne ko boo ko defee famille bi tas. moo tax di nga gis nit boo maanduwul du dem comme maandu bokk na ci solution yi moo tax alquran teg ko te jikko boobu di maandu mooy jikko bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk a def ci kaw suuf. waaw parce que yonent bi dafa ñëw pour fonder famille islam boobu jur société islam mu am universalité bii mu am léegi jikko bu mu koy fonder nag nga xam ne moo koy téye ba du tas mooy maandu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu juddoo 1 mois rek wala 1 semaine jikko bi mu njëkk a wane mooy maandu. ndax dafa ñëw ci société boo xam maandu ñàkk na fa moom la Seydi Hadji Malick di wax naan lahu bada fi ibtidaa'il amri ma'dilatun lillahi adlun bada fi taalikil umami. bokk na ci solution yi ku jigéen ki nekk noppalukaay ak daluwaayu boroom këram. waaye borom kër gi tamit nekk koo xamante ni kuy couvrir soxnaam la. moo tax xoolal aaya alquran boobu hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. xoolal alquran ni muy joxe ay exemple. alquran bi mu ne ñaar ñi war a séq famille ku góor ki yére la ci soxna si soxna seet yére la ci ku góor ki. léegi lan moo tax mu utiliser fa baatu yére parce que yére ci leen lay respecté yére mooy tax sedd bi du la sonal yére mooy tax nga sagu. kon ndekete ñaar ñooñu kenn ku ci nekk dafa war a jàpp ni mbalaanum sutura la ci moroomam. bi ci desit mooy fexe ba ku góor ki am xolub yërmande bu yaatu ndax benn góor gu baax Xaaji Maxtaar Jóob daan na wax ni kumba ci kër sàmba ci kër gi ne nemm ci sàmba la. waaw kumba ci kër sàmba ci kër gi ne nemm nee na sàmba la. Seydi Xaaji Maalik radiyallahu taala anhu dañ ko mas a laaj ne ko yow de li ñu jaaxal mooy sa kër day mësuñu faa gis ak tasaaroo te ñun ñii ku ci nekk saa yu xëyee këram tasaaroo ba nga ñëw di ñu jubale moo lu ko waral Seydi Xaaji Maalik ne leen ñaar rekk ko waral muñ lu ma mën a faj joxe lu ma sana bañ c'est-à-dire muñ lu ma mën a faj kon mooy dañ laa tooñ te boo fayoo ñépp na yaa moom nga muñ ko joxe loo sañ a bañ kooku moom kon li nga sëñta bañ joxe nga ko ba pare. waaw moo tax Sidi Aboubacar si radiyallahu taala anhu daan na wax sëñ Mansour si ak Serigne Cheikh naan leen jigéen
bu nanguwul a sëy ngir lu ko jox barke yow ku góor ki wàccal sëy ngir samp kër. dégg ngeen wax bi maanaam bu jigéen nanguwul a sëy lu ko jox barke yow ku góor ki sëyal ngir samp kër waaw c'est-à-dire kon ku góor ki bu jigéen gi nekkee nanguwul a sëy léegi ku góor ki moom na nangoo sëy pour mën a fonder famille waaw te jamono boobu léegi toll nañ si jigéen ñi daanaka tabaarakallaahu léegi nag su boobaa yow nag téye ko di ko muñal di ko jox ngir mën a fonder famille soo ko deful doo am famille bokk na si tamit ci solution yi esprit de dépassement waaw kon tey bu ma la doon tënkal daal solution yi boo delloo ci alquran tënk ko ci ñett yi tënk ko ci ñeent yi première bi mooy yow en tant que jullit dellu ci alquran mu waxala nooy fonder famille parce que alquran rek moom mi nga xamante ni moo bind góor bind jigéen wàcce ko ci kaw suuf kon moom am na feuille de route boo xam ne bu ñu fa jaaree famille ba baax nga dellu ci alquran léegi boo delloo ci alquran ñetti points yi daanaka bu fa amee rek ñetti points yi may waaj a wax famille bu mu am rek ñi implanté ko fa famille boobu yàlla mën na def sutura ba 99% du tas mooy tolérance as sabru bi firi muñ ndax lu tax ndax yow sa néeg yow doo nga yaa fa doon fanaan tey ñu indi la jigéen boo nanguwul a muñ du dem esprit de dépassement ak acceptation tolérance nit ki jigéen bu ñëwee il faut nga nangu ko torole parce que yow booy dugg ci toilette bi di sangu yow góor 10 minutes ngay def moom jigéen ni def 30 minutes booy solu 5 minutes moom dina capp-cappal defar ni foog nga nangu ko tolérance googu parce que ñaari kii yi bokkuñu ak esprit de dépassement parce que ay nit bu ñu nekkee bañ ak làmmiñ ñoo dëkk mais yenn saa yi ñu màttante te du ngeen tee dëkk kon nag bu ngeen amul esprit de dépassement seen dund du neex ndax saa yu ngeen xëyee di ngeen traverser dara il faut tamit ngeen am li ñuy wax esprit d'acceptation lu tax parce que man ku góor ki bi ma juddoo ba am 20 ans 25 ans ku jigéen ki juddoo beneen famille ba am 20 ans wala 19 ans ñu indil ma ko il faut ma nanga ko accepteel ay bëgg-bëggam yoo xam mënul ñàkk kon nag mbokk yi li ma bëggoon yépp jéem naa ko lu ci jub ci mbaaxu yàlla la subhaanahu wa taala lu ci am tuuti rëq-rëq sama doye la ak sama gàtt àlliwoo maa ngi ñaan yàlla defal sutura defal ñu jàmm assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillahi di taysir yàlla nazma darari lahu yàllahu